salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne teew nañ fii yëpp ci mbaaru Darou Khoudoss tey jii ñu ñëw ci sargal bi nga xam ne kuréel bii di Bawal Consulting mi ngi koy def muy première édition bi tey ñu tànn fi ay jàmbaari fakk dënn yoo xam ne ràññee nañu ci domaine yi nekk ñii ci wàllum politique ñii di ay opérateur économique ñii di ay nit yoo xam ne faruñu fenn waaye ràññee nañu ndax seen liggéey tey Bawal Consulting am xalaat jël leen sargal leen ngir ñëpp jël ci ñoom exemple. programme bi tey noonu lay demee dinañ sargal ñi nga xam ne ñoom lañ war a sargal dinañ jox aussi le président mu andi ay leeral ci Bawal Consulting lu ko tax a jóg buñ paree ñu jox la mademoiselle la présidente mu tëj. wa rahmatullah mbokki Bawal Consulting mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare maa ngi tudd sëñ Fallou Dieng nekk le représentant de la CMI au niveau de Diourbel tey ñu ñëw ci événement bu mag bi nga xam ni Bawal Consulting ñoo ko organisé te ci biir programme bi ñu am benn programme buñ ci lancé bu tudd CMI élèves CMI élèves nag boo leen ko déggee benn programme la boo nga xam ni état du Sénégal moom moo ko lancé indi ko ngir dimbali élèves yi nga xam ni ci Sénégal lañ dëkk ngir bu ñu feebaree mën a faju ci programme boobu nag la Bawal Consulting gis amoon benn objectif bu toll ci 1000 élèves yoo nga xam ni jàpp nañ ni seen doole demewul noonu wala seeni waajur seeni doole demewul noonu ngir ñu jël leen dugal leen ci mutuelle de santé yi te programme boobu li tax ñu bëgg cee dugal élèves yi du dara lu dul gis nañ ni CMI élève bi ci ñaar téeméer rek la ñuy dugale élève bi ci CMI bi buñ ko dugalee ci CMI bi dafay mën a am ab carte boo nga xam ni photom da cay nekk ak mutuelle bañ ko affilié buñ ko joxee carte boobu carte bi di jar ñaar téeméer durée bi day toll ci 12 mois maanaam bu commencé ci mois de janvier day dem ba mois de décembre 2019 kon loolu ñu gis ni lu am njariñ la ndax carte boobu boo ko amee 80% ci la nga waroon a fay ca poste de santé wala centre de santé ba ñoon mutuelle de santé ñoo la koy jël en charge ñu jàpp ne lu am njariñ la moo tax ñu amoon objectif bu 1000 élèves ci objectif boobu ñu am nag jot nañoo atteindre les 100 yoo nga xam ne déjà dugal nañu ci mutuelle de santé ñuy lancer également les 900 yi des incha allah képp koo nga xam ne autorité nga képp koo nga xam ne aussi bonne volonté nga nekk ci dëkk bi danañ la seeti ngir élèves yi ñu mën leen dugal ci mutuelle de santé jërë ngeen jëf. waaw man maa ngi tudd Abdou Diakhaté Saliou dëkk Touba Mosquée juddoo fi mun naa ne tamit yaroo fi jànge fi bi ñu matee dal jàng suñu wayjur moo ñu dalal waaye diir bu gàtt rek ci suñuy juróom-ñaari at Serigne Saliou yónnee suñu kër jël si ñu fa ñun ñëpp yóbbu ñu ci ay daaraam mun nañ ne moo ñu yar moo ñu nàmpatal tamit ba ñu xam lu ñu xam lépp ci wàllu diine ak àdduna yëpp loolu sax moo waral ñi ñuy wax Abdou Diakhaté Saliou bi ñu nekkee ci daara ji tamit ñu bokkoon ci dongo yi ëppoon sens parce que en 2003 mayoon état bu Sénégal mayoon na Serigne Saliou lenn ci dongo yi ñu yóbbu leen ci poste de santé yi jàngal leen médecine bañ mën a def premiers soins yi nga xam ne ñoom la ñu def ci daara ji muy ay test TDR ak ay soigné góom et cetera. ba bi ñu jógee ci daara ji sax fekk na ñu am suñu carte Croix-Rouge fekk na tamit ñu am suñu diplôme informatique. lu tax loolu mooy dañu gis ne ñun bu ñu ne ci daara ji la ñu jóge am ci beneen côté boo xam ne dafa am gisin bu ñuy xoole ñun ñi nga xam ne ay nit daara lañ ñu gis ne manque d'égalité bi nga xam ne am na tamit ci réew mi mën naa ci joxe benn exemple bu ndaw rek muy lu mel ne tey suñu ne dañu jël 40% ci budget boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mu mel ne yow nga jël sa doom yóbbu ko daara ma jël sama doom yóbbu ko école
waaye bu ñu demee ci bitikee bi ñoo yem même lu ñuy jënde saaku ceeb taxi yooyu moom mooy dem trésor public ñu jël ci 40% daane éducation nationale lañ koy def jox ko ñenn ñi bàyyi ñenn ñi muy jox ko ñuy jàng école bàyyi ñuy jàng daara depuis 60 ba léegi tamit ñu gis ay lycée ak ay collège ba ci ay université yoo xam ne état yi Sénégal ñi ngi koy defar waa école yi gisuñu ci suñu bopp ñun waa daara ji loolu moo tax ñu engagé wu rek dugg ci politique te xam ne tamit mënuñ ko réaliser tant que demuñu ba ci parlement yi gën a mag ci penc ndaw réew yi mën ko lijjantee foofu moo tax ñu engagé wu dugg ci. ma leen di remercier ci tànn gu ñu tànn ci boole ñu ci ñi ñuy sargal ci bis bi. lancé appel tamit comme ñoom ay jeunes lañ ay gone lañ te dañu nekk université ñenn ñi nekk ci jàng métier et cetera mag ñi nekk ci langue bi politique bii moo xam ku politique ak ku politiqueul citoyen yëpp daal nañ leen jàppale xam ne ay jeunes lañ te ëllëgu réew mi tamit ñoom ñu xam ne ci seen loxo la nekk. Internet Sénégal News maa ngi leen di nuyu di leen ziar baax man la Abdou Niane responsable politique APR au niveau de Touba. li gën a tax ñu dugg ci politique tey dañoo dëkk ci localité bu mel ne Touba nekk deuxième ville de Sénégal ba pare mu nekk dëkk boo xam ne bu ñu xoolee sur le plan politique dañ ko xaw a néewal doole trop mu xaw a des ginnaaw trop ci wàllum politique. donc ñun en tant que ndaw bi yàlla dogalee ñu am ambition yi ñu ne li ñu war a njëkk a def mooy dem jéem a défendre ji suñu dëkk ndax politique moom li ko tax a jóg ku ne xam na ne mooy defar sa cité yàlla dogal ñu nekk doomu Touba dëkk Touba tamit kon suñuy devoir la ñu indi suñu contribution te ñi dëkk bi di doxee te jàpp nañ ne politique bokk na ci yoon bi ñu gën a permettre pour ñu mën ko cee def donc loolu bokk na ci li ñu gën a dugal ci politique. dama dégg olof yi di wax ne politique yetu dof la boo ko farut nit for ko dóor la ko ba tax la yat woowu nag kon kenn waru koo sàggane moo tax ñuy wàcc ci terrain bi pour jéem a for yat bi ba nga xam ne même buñ ko dóoretiwut buñ ko dóorewut tamit danañ ko téye ba kenn duñu ko dóor. képp koo xam ne si ne yow yaa ngi def politique ci localité bii muy Touba Mbacké dafa am benn responsabilité bu war a nekk ci sa bopp boo xam ne si ne foo jëm war nga ko yóbbaale malgré que ne nag politique ay wuute ay gis-gis yu wuute kese la mais taxul ñu doon ay ennemis ñun ñi bokk parti ak ñun ñu bokkul parti dañoo am ay jataay yoo xam ne si ne des fois ñun ñoo koy bokk muy ndaw yi dëkk bi ñun ñu bokk ci structure boobu ñuy wax conseil de la jeunesse bu Touba ñu nekk premier vice président bi di ko bokk ak ay ndaw yeneen yoo xam ne si ne bokkuñu ak ñoom parti tey yooyu yëpp ak daayira yi ak ziyaare yeeg yëpp kon bu yàlla dogalee ñun ñuy politique li ñu war a njëkk a def mooy ñu jiital intérêt Touba képp kuy politique dëkk Touba li nga war a def mooy jiital intérêt Touba. te it xuloo ak xeex bi nga xam ne si ne yeneen dëkk yi warul ñenn mais yeneen dëkk yi di ko def ñun Touba loolu waruñ kon nañuy boole suñuy doole boole suñuy xel lépp pour njariñul Touba. waaw Bawol Consulting moom am ma seen fay ndax it dëkk bi dafa naa ne ñi fi nekk ci ay ndaw di def politique bëri na su ay ndaw yu dëkk Touba tamit engagé wu yàlla dogal ñu dem jàngi ba nekk université ñu taxawal kuréel gu tudd Bawol Consulting ñu ñëw na dañuy delloowaat njukkal doomi Touba yi loolu amuñu lu dul mbégte ak contentement di leen ñaanal tamit lépp loo xam si ne yaakaar nañ ko ci tam mu nekk njariñul dëkk bi suñ bërëm gën leen a kàttanal dëgëral leen ban mën a jot ci loolu. mooy Modou Diakhaté je pense que yomb na lool Touba laa juddoo fii ci Darou Khoudoss yàlla def ma dugg école commencé woon ci école bi naan école Dokor ba jàng fa ba def CM1 dem sàq ma eggale fa def sama CM2 doog di dem Mbacké après ma jaar Fallou Galas daal di dem aussi lycée de Mbacké
am sama baccalauréat en 2012 donc dem Université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté des lettres et sciences humaines département lettres modernes bon pour l'instant maa ngi sama master 2. Top aussi en tant que professeur bon après la licence en 2015 dama duggoon ci enseignement bi depuis boobu nag maa ngi yoon ci di def ndànk-ndànk di jàngale yàlla def ren ñu am suñ daaray bopp waaw tëj ko fii ci Daara Khoudoss am na nag ñaari cycle am na cycle primaire aussi am na cycle collège bi waaw merci beaucoup. baax na. ñu gis ni da nga jàng ba nga ñibbi si waatee aussi nga ni da ngay ibbi loo xamante ne nii sa dëkk nga koy defee comme ñi nga fekk si fii sa biir école nga tuddee ko Hawdul Mawlud mën nañoo xam lan moo fu la idée boobu jëlee ak lan moo tax nga def loolu. waaw merci beaucoup Fatou en fait man nag dama yàgg am rêve bu liggéeyal sama dëkk fii ci Touba yàlla def na ni jàng nañ ba am benn niveau bi suñu ambition bépp mës sa nekk ci liggéey kenn wala liggéey sax état li mës a bëgg mooy del si fii ci Touba bi nga xam ne fi la ñu formé li na am ci xam-xam ak su néew ñu sedd ci suñ rakk yi sedd ci suñ jarbaat yi loolu moo tax nag bi yàlla defee biñ jàngee ba am suñu diplôme dikkaat fii nag créer suñu yëfi bopp tudde ko Hawdul Mawlud en fait sama dëkku sëriñ Xaadim Mbàkke Mohamed yàlla na fi yàgg te wér dëkkam moo tudd Hawdul Mawlud nekk ci juste bala ngaa dugg Taïf. ndax buñ jëlee ku ci mel ni doomi Bawol yu bëree bëri di leen sargal di leen tatagal di rafetlu seen liggéey loolu aussi sargal yéen ñi nga xam ne yéen a ko def dañ leen sargal aussi da ci kii bu baax a baax waaw kontaan naa ci lool. asalaamaaleykum maa ngi tudd Mafari Ndiaye dëkk fii ci Touba Daaru Marnaan nekk responsable politique bokk ci parti Rewmi en même temps nekk coordonnateur du parti Rewmi fii ci commune bu Touba. Politique suñ koy wax jàpp naa ne c'est l'art de gérer la cité donc ñëpp. ku man di doon muy man di ku man di doon jàpp naa ne booy dugg ci politique loolu nga war a njëkk a bàyyi xel mais politique bi am léegi nii gis nañ ci Sénégal rawatina ci jeunes yi te jàpp naa ne ku nekk ko war a def ba mu des ay ndaw ñu bari dañoo jël politique def ko métier te politique boo ko defee métier rek moo lay dugal ci yenn yoo xamante ni waroo see dugg ñu jàpp ne politique daal li tax nit ki war koo def mooy jéem a servir nag boo koy wax li ciy jiitu mooy intérêt général bi ngay jiital intérêt public bi ngay jiital bañ a jiital intérêt personnel. ñun amuñ mérite bi sax mais ci seenu baax lañ am yéene am xalaat ne ñun war nañu see boole donc loolu dañ leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm di leen encourager aussi ci xalaat bi ñu am ndax xalaat bi xalaat la bu rëy rëy boo xamante ni képp kuy doomu Bawol war nga see jàpp ci moyen boo si mën a jàppee donc ñu ngi leen di sant di leen remercier di leen wax ne leen ñoo ngi ci seen kanam ñoo ngi ci seen ginnaaw. mbokki internautes yu Sénégal News man la Bassirou Diagne nekk chargé de mission à la présidence nekk aussi responsable politique APR di ànd ak président Moustapha Cissé Lo
jàpp naa ne sama papa moo doon def politique membre fondateur la woon ci PDS bi ñu créé PDS en 74 ci la jëndoon carte nekk Touba di fi milité di Baye Diagne bu sëñ Modou Faty Khary yaakaar naa ñi nekkoon PDS ñëpp xam nañ ko dama judd fekk muy def politique bi nga xam ne dem naa ba xàmme aussi gis naa muy def ay activité politique mais politique boobu ak politique léegi bokkuñu ndax ñoom mag ñi li leen animé woon li taxoon dëgg-dëgg ñuy def politique bokkul ak léegi bi nga xam ne engagé wu naa pour def politique c'était en 2006 bi ma ciy dugg dama ñëw benn jour liggéey ba wàcc ñëw tàggu ko ne ko man de dama bëggoon dugg ci politique mu ne ma waaw politique de yaa ngi bëgg a dugg ci lu jafe la ma wax waaye man de su ma la doon xelal tey jii da ngay seet ku mel ne Moustapha Cissé Lo nga ànd ak moom man ma def ci sama xel ne comme tudd na Moustapha Cissé Lo xëy na moom la mu bëgg a wax mais waxuma directement demal ci Moustapha Cissé Lo seetal ku mel ne Moustapha Cissé Lo ma ne ko lu tax Moustapha Cissé Lo mu ne ma Moustapha Cissé Lo am na fit nit ku gore la te gone gu nekk ci ginnaawam aussi di nga am protection te loolu rëcciwuma ko ndax gëm naa ne tey fu mu agsi ci politique am kilifa ak na nga topp moomu fi indi ñu ànd ak moom ñuy def ànd bu rafet ndax diggante boobu lu garaaw da cee xew muy bi ñuy nekk kër Moustapha Cissé Lo 2006 ba 2007 présidentielle après ñu dem législative nekk biir PDS Cissé Lo nekk député commencé nekk assemblée ba problème yi am ci diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade juddu ñu dàq ko assemblée xam nga te boobu ñun ñëpp ñoo amoon ay ambition li may wax su ko Matar Diop déggee dina ci xam dara ndax boobu commencé woon nañ ñu proposé boobu Cissé Lo mu ngi wax ñii port laa leen di yóbbu ñii COSEC man sama juumul sax wutaloon nañ ma rendez-vous COSEC ci même semaine boobu ci la problème yi déclenché politique boo koy def il faut nga am patience surtout il faut nga am patience waaye bu fekkee ne da nga jàpp ne tey la mbir yi war a sotti du dem faaw nga nangoo dund lu naqari faaw nga nangoo dund lu metti ndax dafa jafe nit koo xam ne dafa toll ci liggéey amul liggéey wala war a am responsabilité te amu ko nit ñi li ñuy teg sa ginnaaw rek bu dee kuy gaaw a dëpp nga jàpp naa ne da ngay dëpp mais yàlla dogal na ñun école bi ñu jàngee politique liñ lay njëkk a jàngal mooy nga gëm sa bopp ba pare boo gëmee sa bopp da ngay viser fu sori jàpp ne fépp fu kilifa war a àgg ci politique war nga faa mën a àgg jàpp naa ne loolu moom lañ gànnaayoo ba tax ñu agsi fii ñu agsi. tout d'abord ñu ngi rafetlu initiative bi ndax lii c'est une grande première man jàpp naa ne bi ma duggee ci politique ak léegi mat na 15 ans mais ay ndaw comme ñun ñëw xool ba gis ne yow mii liggéey bi ngay liggéey wala politique bi ngay def modèle nga ci ñu tànn la pour sargal la yéen a ko fi njëkk a def. ñun fii liggéey bi soo ñëwee jox ñu sa tissu suñ la waxee bis nangam boo ñëwee di nga fekk lépp pare amul lenn loo xam ne tamit dañ koy tardé suñu liggéey ndaxte ki jënd tissu ñëw jox la ko war a xewal dara am ci yow yaakaar yow tamit dañ ci def loo xam ni tey jii dina ci kontaan te du dara du ci tardé tey jii yow boo demee ci xewam gis ko mu sol leen ñu ne ku ñëw li ñu ne Modou Ndoye moo ko ñëw daanaka yow da nga koy laaj sama numéro nga ñëw ma ñëwal la. comme boo gisee tey jii défilé mode yi ñuy def nii ay mode tabaski ak mode korité daanaka loolu ci la ñu gën a lancé ci la bokk ndaxte dañuy def benn expose boo xam ni modèle yi rafet la après dañuy woo ñi ki dëkk tubaab mooy ñawal ki dëkk tubaab mooy ñawal bu ko defee dañuy envoyé ñaw yi fu ñu nekk wala ñun dañuy paas ñëw ñun daw seen oto ñëw ñu xool modèle yi ñu bëgg ñu defaral leen ko. léegi place bi ne Espagne nag foofu la soxee ko parce que ñu ne bitim réew dañu fay nekk CPI la ñuy envoyé léegi après ma créé foofu noonu benn serrante bu nekk foofu ku naan xadi léegi damay def ñaw yu bëri def ko ci valise yenn saa yi ma jox ko CP bi mu yóbbu ko waaye moom tamit soo may commande mu envoyé ma ko fii ma ñëw ko jox ko CP mu yóbbu ko. li ñuy def lu am solo la c'est la première fois
ñi ngi soog a def lu mel nii parce que Touba ay xale yu am jom yu nangoo liggéey ñoo fi nekk mais dañuy dégg ñi def lépp Dakar tey bi ngeen ñëwee yéen ngeen def ni doomu Touba lañ leen sargal loolu dañ ciy kontaan ñun ñi dëkk Touba ñëpp ku ko dégg ku ne yaa ngi ciy kontaan. bu baax di sant ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan comme niñ ko waxee rek de l'union des karimistes du département de Mbacké. waaw jërëjëf comme niñ ko faral daan waxee rek ñun li ñu dugal ci politique maanaam judduñu fekk suñu famille di def politique dans Abdoulaye Wade jamono yooyu sax xamuñu woon dara ci politique waaye bëgg-bëgg moom suñu borom moo koy def ci nit ñu bokkoon ci ndaw ñi nga xam ne dañ ko daan topp su masaane ñëw fii Touba su yaaree ba pare ñu àndaat ak moom ba résidence Khadim Rassoul su duggee nag dootu ñoo am accès mën a dugg biir résidence su ko defee ñu daal di dem dellu suñuy kër. biñ defee loolu ci jamono yooyu ay 2001 2002 am benn soxna boo xam ne daf ko doon jàppale fii ci koñ bi. mu woo ma ñëw mu ne ma yow dégg naa da nga bëgg président Wade su fiy ñëw da ngay dem topp ci oto yi di ci daw ak yooyu te ma bëgg ñu ànd bi ma waxee loolu ma rafetlu ko ma ne ko man moom ndaw laa Abdoulaye Wade dama ko bëgg rek ngir ni mu jàppee Serigne Touba Serigne Saliou ak ni ko Serigne Saliou bëggee man xaw ma dara ci wàllum politique ci laa commencé ànd ak moom ci jamono yooyu ñu nekk di dem ànd bi rafet ñu dem ba en 2012 yàlla def pouvoir bi wàcc. soxna si ma ànduloon moom mu dem continuer ànd ji ak Modou Diagne Fada bi ma woowee wax ma ne ma dama bëgg ñu ànd man a yow dem jàppale ji Fada ma ne ko nag man moom ci la ma duggee woon ci yow ba léegi ci laa nekk muy yàlla moo ma booleeg président Wade ma bëgg ko kon damay continuer rester biir PDS liggéeyal président Wade. bëgg-bëgg boobu lañ ci am jàpp nañ ne mën nañ jaaree ci politique pour développer suñu commune jaaree ci politique développer suñu département suñu région ba nga xam ne Sénégal dina mel niñ ko bëggee. soo nekkee xale dafay baax nga defar sa image ndax ndaw mooy doon mag ëllëg li nga xam ne ci nga nekk rek say doom ak say rakk dañuy am gis-gis boobu ci yow kon nag soo nekkee ndaw opté def politique soo ci nekkee damay sàkku nga di ko rafetal teñ toog tey muñ maanaam di wane li nga xam ne moom lañ gëm di ko wax ñu koy wane. man la Maam Jaara Ndaw Maam Jaara Buso Ndaw ñu gën maa xam ci Maam Jaara Ndaw wala Jaara Paate di ndaw lu juddoo Touba màggee Touba jàngee privé Serigne Cheikh jóge fa dem CM Gaynde Fatma bi ma jógee CM Gaynde Fatma laa def formation kere def 3 ans jóge fa def aide infirmière en 2005 laa pare nekk poste de santé Guédé 2006 ñu tijji centre de santé Darou Khoudoss ma bokk ci ñi fa jiitu nekk fa ba fii may waxee ak yow. waaw politique bi ma ciy dugg dafa amoon sam benn collègue bu ma nekkaloon sage-femme à chaque fois muy dem activité di dem di ñëw. un jour mu ne ma en 2009 2010 mu ne ma nañ dem nga gunge ma président Macky Sall dafii ñëw ma ànd ak moom gunge ko mais ma gis jigéen ñi niñ leen di néewalee doole ma gunge ko jour boobu beneen bi mu amaat réunion ma gunge ko ma xool jigéen ñi niñ leen di néewalee doole te ma xam ne loo gis ci àdduna rek fu mu egg rek jigéen moo ko fa eggale ndax desuñ ci ginnaaw benn yoon ci laa engagé woon nag di ci ànd ak moom. di ci liggéey di ci sonn muy metti mais ma koy affronter ndax gëm-gëm bi ma ci am mooy yéene bi ma ci am ëllëg. 2017 ma toog ñu woo ma ne ma ñëwal wuy si ma ñëw bi ma ñëwee fekk fi coordinateur am ñu toog waxtaan
mu ne ma man de dañ ma boole ak yow ma bëggoon nga toog ak son excellence Pathé Diakhaté ngeen waxtaan su fekkee dina la arranger nga ànd ak moom liggéeyal président. li ma motivé ba tax ma ànd ak moom mooy sama première rencontre ak moom bi mu ñëwee ñu woo ma ñëw toog ñu nuyoo mu laaj ma man maay kan ma expliqué ko sama parcours ci politique ak li ma ciy def fi ma jaar ba egsi ci moom mu rafetlu ko pare ne ma lan nga bëgg ma ne ko man lenn rek laa bëgg mooy li may sonn ngir askan bi ma ne ko askan bi di ci gis seen bopp may mën di jariñ ñi nga xamante ni ñoo ngi may topp ngir yaakaar ak ñi nga xam jàpp nañ ne war naa leen a mën a jàppale ci yenn yi. ñun ñi dëkk Bawol yépp ñun ñi dëkk ci département Mbacké lii ngeen nekk suñu fierté la te it dañuy sawar di ko wax fépp di ko waxtaane fépp ma di leen ci encourager di leen wax ne ngeen gën a góorgóorlu ndax comme niñ koy waxee rek yoonu ndaw du gaaw. mbokki internetu Sénégal News asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel man la Bachir Amar journaliste ci Walfadjri Mbacké. mais Bachir Amar doomu Touba la mi ngi gane àdduna ci Touba Daaru Xuddoos ci famille boo xam ne ñoom la ñuy wax ay Darmanko di doom ci ku ñuy wax Serigne Cheikh Amar muy doomu ku ñuy wax Serigne Modou di doomu Sëñ Pathé newoon Cheikhu Serigne Touba ñu jànge foofu aussi alxuraan ci Daaru Xuddoos jaar ci daara ju mag ju ñuy wax daaray Serigne Chouaïbou Mbacké jàng fa alxuraan waaye itam daar ci daaray Serigne Modou Habib Mbacké jooju doomam Serigne Cheikh Abdou jàngal ñu biñ fa jógee nag ñëw nañ fii ci Mbacké yeggale fi am njàng waaye fi la ñu duggee école française école bu ñuy wax école Maam Cheikh Ibrahima Fall fi la ñu commencé suñu étude primaire CI ba CM2 yëpp fa lañ ko defee biñ fa jógee itam ñu am suñu CFE dem ci école CM Gaynde Fatma bu Mbacké yeggale fa sunu parcours scolaire ci moyen secondaire am fa sunu BFM fa lañ defee aussi 6e ba 3e jóge fa aussi dem lycée bu Mbacké avant lycée bi di taxaw bi muy nekk ci ginnaaw stade bi foofu la ñu defee ñun sunu parcours seconde première terminale nag fekk ñu lycée bële pare fa lañ ko defee ji waaye biñ génnee foofu rek yàlla dafa dogal année en cours boobu ñu doon suivre li ñu tuddee journalisme doon ci gëstu doon ci fréquenter ñi nga xam ne ay kàngam yu mag lañ ci wàll wi foofu nag bi ñu jógee lycée bi rek muy lycée de Mbacké foofu la ñu versé woo rek directement ci métier wu journaliste ma ñëw fii jaar ci ku ñuy wax Alaaji Diané mi nekkoon fii directeur commercial bi te léegi mu nekk Thiès ñu koy nuyu de passage moom moo ñu indi fii ci Walfadjri mu nekkoon nag bërëb boo xam ne yàgg na doon suñuy ambition ngir ñu ñëw parce que bokk na ci li tax ñu dugg ci métier journaliste muy Walfadjri ak ki nga xam ne moo ko jiite woon di Alaaji Sidi Lamine Niass na suñu borom dolli ay leeram te taas ci barkeem kon moom bokk na li ci gënoon a xiir ngir ñu dugg ci métier mi bi ñu yegsee fii ci Walfadjri isam li ñu doon yéene ci métier mi yëpp presque daanaka fii bokk na ci barab ñu gën a poussé ba ñu am ko parce que boo dee xool lañ daan dégg bu njëkk ay correspondant ñu daan def seeni envoi ñu leen di déglu mu neex ñu daan xëy di jàngi fajar di déglu li ñu tuddee xisasul anbiya ak si Lamine Niass mu neex ñu bi ñu dikkee fii dañ koo dund mu nekk loo xam dañ ko daan dégg mais bi ñu ñëwee fi dañ koo dund boobaak léegi aussi ma nekk ci rajo bi am aussi émission boo xam ne dafa bokk ci émission phare yi nekk ci rajo bi muy émission jàkkaarloo di ci recevoir way politique yi ak ñi nga xam ne ñoo ràññeeku trop ci département bi ak région bu Njaareem muy émission jàkkaarloo bi te sunu frère Babacar Samb yoroon ko fi yorin bu rafet bu yàlla dogalee mu toxal jëmu ji ci beneen bërëb
ñu nekk fi remplacer ko di def aussi liggéey boo xam ne jàpp nañu ne neex na waa dëkk bi neex na aussi waa diwaan bi yëpp. Bawol Consulting bu fekkee seetlu nañu ay jëm ci Touba ne ñii kat wax dëgg yàlla seeni liggéey ñu ngi koy def ni nga xam ne noonu lañ ko war a defee te it jar nañoo encourager ndax peut-être la ñuy def mu néew mbaa mu bari mi ngi participer ci développement wu gox bi ñu nekk kon jar na ñu delloo leen njukkal ñoom loolu lañ ko tuddee waaye nag man dama ne jar na ñu gën leen a encourager ngir ñu gën a dugg ci lancé boobu gën a continuer ba ñi nga xam ne aussi ay ñeneen lañ moo xam ay jeunes lañ te accès guñu ñu mën a xool exactement ci xeetu liggéey boobu. Mamadou Diène Gueye général conseil municipal Touba responsable APR. man maa ngi juddoo fii ci Touba benn quartier bu ñuy wax Daaru Marnaan laa juddoo di nekk doomu benn sëriñu daara papa da doon jàngale alxuraan nekk doomu daara jàng alxuraan bi ma paree jàng tamit ba noppi sama papa jël ma jàngal ma xam-xam bi ma paree mu wutal ma métier. boole maag benn tailleur bu nekkoon marché Ocass ma nekk fa di jàng ñaw fa laa jàngee ñaw ba beru bi ma ñëwee aussi marché Daaru Marnaan laa ubbi atelier diir bu gàtt laa fa def ku teel a génn laa dem Gambie jóge fa bi ma ñëwee ñibbisi wër région Sénégal yi yaakaar naa fu ma ci tegul suma tànk nekk fi après si laa fi génn dem Mali dem naa Burkina dem naa Togo dem naa Niger yooyu yëpp dem naa fa mais bi ma fay dem suma métier moo ma fa yóbbu. xam nga politique moom dafa nekk loo xam ne maanaam kenn ku si nekk jàpp naa ne boo siy dugg da ngay engagé wu pour sa dëkk ak sa réew pour participer ci li nga xam ne si ne mooy développer gox bi nga nekk ndax kenn ku si nekk mën nga dund sans politique am nga métier mën nga dund aussi sans politique. mais soo duggee ci politique ak ni mu méttee ak ni mu jafee man li ma jàpp li ma ci dugal mooy que ne dama bëgg a dugal sama loxo ci développement réew mi ni muy doxee rawatina nag gox bi nga xam ne fi laa juddoo yaroo fi jàngee fi am fi sumay mbokk te politique ma gis ne mooy tax nga am kàddu walla nga dem ba àgg fi nga xam ne fa la ñuy décider te boo mënul am boo àggul fi ñuy décider amoo ku la fa nekkal ñaare bu ñuy séddale doo mën a am sa wàll na nga ko war a amee walla dana yeex. ba tax na moo tax ma dugg ci politique pour mën a am kàddu mën a am aussi tamit taxawaay boo xam ne dina tax fi ñuy séddalee mbir yi ma dem laajal suma gox seen wàll. ma leen di remercier di leen wax ne yéen a ngi def lu am solo peut-être yéen sax du ngeen xam impact bi mu am mais li tax mu am impact boo xam ne ñun ñi dinañ ko xam mooy que ne ñun ndeke général day toog ba si yàgg mu ne man ndeke kon li may def am na ñu ko gis. kon nag maa ngi leen di ñaanal yéen tamit ay ndaw ngeen ay étudiants ngeen yéen ay avenir u ëllëg ci réew mi ci les présidents yi di génn ci la ministres yi di génn ci la ñeneen ñi di génn ma leen di ñaanal tamit ngeen dem yéen tamit ba am taxawaay bu rëy ci réew mi boo xam ne di ngeen mën a jàppale Touba fa ñu décider di leen sant di leen gërëm. man la Mamor Sarr secrétaire général UJTL Touba UJTL nag bu ñu ko waxee mooy ndaw yi nga xam ne dañoo bootu ci parti bi ñuy wax parti démocratique sénégalais mooy PDS te Abdoulaye Wade jiite ko. ci gàttal de Mamor moom ab dongab daara la boo xam ne xëy na njàngam sax soriwut jànge na école primaire Sëñ Abdourahmane bi nekk ren Daaru Manaan def CM Gaynde Fatma jaar lycée Mbacké wëlbatiku dem université de Cheikh Anta Diop
jaar fa am fa licence am maîtrise am master ndax dama bokkoon ci ñaari système yi bi ma pare dugg FASTEF def fa 2 ans ci gàttal daal loolu mooy cursus scolaire bi. maa ngi je suis professeur ci benn CM bu nekk fii ci département bi. waaw politique moom daa doon loo xam ne damaa yàgg a neex xëy na suñu famille sax peut-être mën naa ne man maa ci politique xëy na bëgg-bëgg la depuis 2000 depuis Ablaye Wade yéeg ci nguur gi ndax avant Ablaye Wade di jël réew mi sax bëgg naa ko doon soññ suñu waa kër pour ñu voteel ko finalement ci la jëlee nguur gi tombeek ma am ay 16 ans 17 ans ma tàmbali di ci góorgóorlu di ci ñox-ñoxi ba nii ma jiite nekkoon ci kuréel UJTL yi fi jaar yëpp ay ñoom Morlo ñoom Bass Gueye ñoom Bàcc ñoom Saliou Dione ba tey ma nekk secrétaire général UJTL boobu ba léegi maa ngi ci xëy na peut-être lu yàggee ci teen ba boo yàggee ci teen baag la cay fekk xëy na peut-être loolu la quoi. ne tey Bawol Consulting bu ñu jëlee choisir ñu parmi ñi nga xam ne ñoom la war a sargal dañ naan ak yokkute la ndax xamuñu woon sax ba xam ràññeeku nañ ci département bi buñ ñu boole ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a ràññeeku ci département bi loolu dañ koy sant yàlla te aussi tamit ñaax la pour ñu gën a li ñu nekk gën ko gëm donte gëm nañ ko mais ñu gën ko gëm gën ko fonk ndax li gars yi wax rek boo seul le travail paye comme ni ko gars yi waxee. Khadim Sylla laa tudd di ab ndongob daara nekk aussi comme ni nga ko waxee sur le plan professionnel ma nekk professeur de lettres muy français nekk au lycée de Mbacké lycée bu mag bi en même temps aussi ma nekk un acteur politique nekk parti bi ñuy wax Alliance pour la République di jàppale ci dëkk bi le président Macky Sall comme nag fii dafa am souvent ay entités mooy nekk le coordonnateur des activités politiques du député Abdoulaye Seck Sadaga ma koy nuyu au passage. dama amoon boobu j'étais instituteur ma nekk en classe de CM2 résultat yi jeex parmi les 10 premiers ma amoon ci ñaari élèves kenn ki après sax dem na Mariam Ba ma jot une lettre de félicitation du ministre de l'éducation nationale mu doonoon lu rëy ci man. mais ma jàppee ko nag kii nag daf maa soññ danaa fexe ba yokk samay jéego mu gën a bar ma toog xalaat ne fii ma nekk war naa mën a servir sama réew ci feneen ma décidé ne je vais retourner à l'université pour dem jàngiwaat parce que j'ai déjà fait mes preuves ci foofu ma nekkoon ci laa def un concours les normaliens instituteurs ñi jàngale danañ ko xam je crois qu'il y avait 13 admis ma bokk ci yàlla dimbale ma bokk ci j'ai retourné à l'université fala dem au département de lettres modernes am fa une licence dem au département de linguistique am fa un master 1 un master 2 ma bëgg a spécialisé wu ci beneen domaine en communication en quelque sorte ma def analyse du discours am fa un master 2 dem à école normale def fa un CAES génn comme professeur de lettres donc la ma jàppoon mooy loolu ñi jàppee ko couronnement man dama ko jàppoon rek tremplin pour mieux sauter nit aussi ambition daf cee baax loolu aussi il faut que ñu koy inculquer nit ñi ñu xam ne fii moom rien ne se donne lépp rek loo bëgg ay fayda la da ngay xeex gëm sa bopp pour dox aller vers l'avant. C'était un choix pas facile un choix bu difficile la mais par tempérament et par nature je suis quelqu'un d'engagé loolu laa mos a nekk mais nekk ci di jàng j'étais pareil. ma dem ba nekk aussi dans l'enseignement di jàngale c'était aussi pareil ndax syndicaliste là aussi dama la ko fàttee wax ci présentation bi j'ai fait partie du bureau exécutif national ñuy jiite syndicat bi gën a mag ci au niveau de l'enseignement élémentaire ndax foofu laa jaaree j'ai été instituteur avant d'être professeur ma nekkoon dans les zones reculées mais ci combat yu bari yoo xam ne dañu ko fa daan mënee daan nañ ma ca gis ma nekk ca parce que man injustice ak yooyu moom lu ma mënta dékku la daal te du ma ko mën a seetaan donc c'est cet engagement surtout moo ma mené vers la politique au départ nag
dama ko defoon rek pour souvent faj mer su ma gisee loo xam ne daal jaaruwut su ma la waxee ne tey en 2000 bi ñuy Ablaye Wade di yéeg ci combattant yi je me rappelle sax sama collègue yi dañ ma doon xëy le combattant de l'alternance lañ ma doon ooyee bu ñu wàccee ñoom ñuy corriger ak préparer dama doon jël suma sac dem di def porte à porte di campagne Ablaye Wade te nag j'étais pas dans le PDS nekku moon UGTEL nekku moon fenn waaw damaa gis ne daal réew mi à ce moment là on avait besoin de changement on avait besoin quand même de voir d'autres têtes ma ne nag war naa ci mën a apporter ma pierre à l'édifice te comme nit ñey fal moom dem ci nit ñi wax ak ñoom yaakaar mooy solution bi ma doon def loolu ba Ablaye Wade gagné je me rappelle fi ma doon nekk j'étais dans le Bakel j'étais très loin ñoom waa parti ba def délégation ñëw ne dañ maa bëgg a dugal ci parti bi ñu ànd politique maa leen man mënuma politique. en 2009 bi ma gisee 2008 2009 bi président Macky Sall commencé di am ay jafe-jafe kii ma xam ne beneen injustice judd na le combattant que je suis mënu ma woon toogaa rek di seetaan ma ne nag lii danaa jël position mais su may activité aussi syndicale ak sociale mayu ma woon may engagé en fond sur le plan politique. loolu nag bi ma ko defee ñu dem quelque temps ci laa gis ne il serait bien beau nag ma nekk ji waaye nag jot na ma jël position assumer aussi samay responsabilités ci la en 2010 ma carrément nag engagé politiquement ba ñëpp commencé ma ci xam ne je suis engagé aux côtés du président Macky Sall bi ma ñëwee fii aussi nekk ci samay activité bopp di ko mëne ba benn journaliste xam ne wax mos na ma wax ne bu musa wax sama tur moo ma ñëw xaw ma woon approché ma fekk ma ci benn quartier may def porte à porte mu ne ma yow de li may gis ngay mëne ak communication bi ngay mëne soo jege woon leader yi nekk fii dana gën a dëgëral li ngay def mu conseillé ma gis ne ma da ngay gis le député Abdoulaye Seck ndax engagement bi ma gis mu am soo ñëwee ànd ak moom da ngeen doon complémentarité lay indi seen diggante te yaakaar naa dana mën a dëgëral parti bi ci biir loolu avant les élections ñu dem fa ñu waxtaan ba commencé sunu ànd commencé aussi ma koy remercier au passage parce que confiance ma sëkk la ma jox daf may def loo te du ma laaj compte rendu boo waxee ak moom mu ne la xaaral ma wax ak Xaadim ba pare soo dem wax ak moom bala mu laa tontu dana la xaaral ma wax ak Xaadim donc loolu aussi confiance la. sottal ko jàmm cérémonie bi doon une très grande réussite ay édition topp ci te édition bu ñëw rek fàtteloo ñu ba jàlloon. man maa ngi tudd Matar Diop nekk au conseil des collectivités territoriales nekk président de la commission santé et affaires sociales du haut conseil nekk conseil municipal nekk président de la commission jeunesse au niveau de la commune de Touba nekk en même temps responsable politique à Touba di liggéey ak notre père Moustapha Cissé Lo. waaw comme niñ ko waxee xam nga politique moom début bi aw woon benn ambition ci politique dama gisoon une personne ba à l'occurrence Moustapha Cissé Lo mu am lu mu doon incarné ñu nekkoon ay ndaw yoo xam ne xamuñ dara ñu gis mu nekkoon nit koo xam ne dañ ko ràññee ci ñetti point mooy ku amoon fit ku tabe woon te amoon yërmande ñu ñëw doon ànd ak moom di dox mais amuñu woon benn ambition. gis nañ nit koo xam ne nii moo nekkoon Touba di dox fit bi ci li ma koy wax mooy ku ko mosoon a tooñ mu duma la yërmande bi mooy day dimbalee te yàlla tax di ko def ci dëkk bi tabe mooy lu mu am bokk ak nit ñi ñetti point yooyu lañ ko toppee woon mu nekk nit koo xam ne gëm nañ ne kii nekk na nit koo xam ne ndaw bu bëgg a dem am na ay qualité yoo xam ne moo ngi ci moom boo ko toppee bu la ñaanalee wala mu teg la ci yoon da nga ne ba àgg fi nga bëgg àgg vraiment ñu koy sant au passage parce que nag ñun amuñ benn parcours politique bu dul moom ñu nekkoon ay xale yoo xam ne nekk dëkk bi kenn xamu leen ñu kenn musta respecté ba tey jii vraiment moo ñu jàngal politique ñu toppoon ci ginnaawam li nekk ci ñun yëpp mu def ko ci ñun
kon boog yaakaar naa ne bu yàlla dogalee ñun ay photocopie Moustapha Cissé Lo lañ comme li Bass Diagne wax man ak moom yaakaar naa ne on a fait 15 ans ensemble kon boog ñun ay photocopie Moustapha Cissé Lo lañ nekkul woon loo xam ne ay ambition politique lañ amoon mais dañoo toppoon nit ki mu amoon lu mu incarné comme li ma wax mooy qualité yi ma la waxoon surtout loolu moo taxoon ñu topp nit ki biñ demee ba ci biir nag l'appétit vient en mangeant ñu dem ba ci biir ñu xam ne caaxaan jeex na te toujours dañ doon soñu naan leen góorgóorlu leen ndaxte fi ma jëm yéen laay gunge comprendre nu ñoon message boobu man ak Bassirou Diagne maa ngi koy nuyu au passage ak Bassirou Mboub mi nga xam ne ñëw nañ fii vraiment nekk samay xarit toujours code boobu lañ doon def yéen laay jàppale te ci kanam da ngeen ci xam dara soxlaatuma dara comprendre ma code boobu benn jour ma ne Bass Diagne foog ñu waxtaan parce que pa bi moom ñuy wax benn code boo xam ne il est temps que ñu toog ñu décortiquer code boobu mais biñ demee ba si biir nag ci lañ xam ne mu dajaloon leen man li ma doon xàll yëpp yéen moo tax kon boog dëggal leen sa bopp ngeen taxaw ndaxte man li ma mën mooy sama temps léegi mu jeex kon boog taxaw leen ngeen dëggal seen bopp dépp boobu nag yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo ngi liggéey en collaboration ak ñun ñëpp nekk benn di liggéey. Baol Consulting ñun loolu moo ñu motiver pour ñu ñëw fas yéene seen ñoom benn partenariat que ñu nekk loolu ñoom lu ñu nekk ñu nekk ci parce que nag dañ cee gis sañ bopp te gëm nañ li ñu nekk lu du ay dóor parce que Sénégal lu nit yëkkat rek soit mu rax dóor wala mu rax leneen kon boog ñoo ngi leen di encourager te liñ nekk nii metti na mais comme ay jeunes lañ nañ ci continuer te bañ a gestu parce que nag feeg yaa ngi bëgg àgg fi nga jëm doo gestu boo bëggee ku la sànni xeer nga fayu doo mën a dem kon boog ñoo ngi leen di encourager ci initiative bi nga xam ne jël nañ ko di leen wax ne à partir d'aujourd'hui ñun signé nañ leen ak benn partenariat boo xam ne lépp luñ mën ci li ngeen di def ci lu baax incha allah dana leen accompagner ci loolu. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi seetaan vidéo bi rawatina internet yi nekk ci Sénégal News maa ngi nuyu aussi membre Baol Consulting man la Abdoulaye Niane man nag fii laa fekk baax Touba fii laa juddoo yaroo Daara Khoudoss jànge ci école privée Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma bi nekk ci Daara Khoudoss après ma def suma cycle secondaire au collège CM Gaynde Fatma bu Mbacké après boobu amuloon lycée à Mbacké ci laa demee Seydou Nourou Tall foofu laa defee lycée bi ma defee lycée foofu am bac après ma dem jàngi ci France Bordeaux après ma ñëwaat Sénégal def concours ENA jàll nekk major à la sortie bi ñuy génn ENA man maa nekkoon major nekk inspecteur des impôts et domaines bi may liggéey ci administration fiscale nag ci laa defaale suma thèse doctorat d'état en droit fiscal ba pare ko en 2011 ci njàng itam jàngale na management du développement en Angleterre jàngi naa Angleterre aussi boobu inspecteur des impôts la ma bàyyi fi dem yokkaat sama njàng tuuti defaat fa 1 an ñëwaat waaw maa ngi kontaan nag ci initiative bi ngeen am te tey ngeen di waxtaan sax d'ailleurs ci philosophie maa ngi fàttali ne bi may def suma lycée Seydou Nourou Tall j'ai été primé au concours général en philosophie di nuyu professeur Songué Diouf mi leen di defal conférence bi tey mi ngi liggéey bu rafet ci matière boobu. waxtaan wax ngeen ne ma da ngeen jël aussi responsable politique yi nekk Touba boole leen ci parrainage bi tuddal ngeen ma ci koo xamante ne nii wax dëgg yàlla suma xarit la suma sëriñ la suma mbokk la muy Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma ñoo defandoo primaire fii defandoo aussi secondaire Seydou Nourou Tall foog naa suñu classe bi ñu nekkee primaire fii ñun man rek laa ci retrouvé ak moom Seydou Nourou Tall pendant 3 ans seconde première terminale chaque jour ñuy nekk ay xarit nekk ay complice. waaw xam nga soxla réew mi sax ci la bokk gaa mais li gën a am solo mooy dañu bëgg am taxawaay ci réew mi
foog naa loolu moo gën a wér sax soxla réew mi ndax du ñu xool chaque jour ne dañoo war a nekk président de la république wala ministre wala dara mais li ñu am daal pour wax ko mooy ambition bi ñu am mooy am nañ xalaat am nañ xam-xam am nañ gis-gis ci réew mi bu bokkut ak gis-gis bi nit ñi doxal actuellement te loolu bu ñu ko waxee itam jàpp naa ne dafa am fu ñu ko teg ndax liggéey nañ ci état pendant presque une quinzaine d'années ñi yore état bi itam tey ci ñu gën leen cee ràññi liggéey nañoo ak ñoom ku mel ne Amadou Ba ministre de l'économie et des finances te ba ñuy liggéey itam jàpp naa ne daawuñu dox mètre te laajuñu fan nañu teg seen tànk donc tey am nañ droit ne Sénégal ni muy doxee d'accorduñ ci te am nañ beneen solution pour doxalinu Sénégal moo tax ñu ne bu ñu joxoon réew mi dinañ ko changer te dinañ yërëm askan wi te foog naa lu baree bari dinañ ko doxal na mu gën a baaxee. lycéens yi ak ñiy jàng ci lycée maa ngi leen di nuyu yëpp maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu aussi étudiants yi bu baax vraiment moment bu am solo la na ngeen fonk njàng mi surtout yéen ñi dëkk ci gox bi fii ndax xaw ngeen tumuranke tuuti loolu xam nañ ko ndax jaar nañ ci peut-être di ngeen manqué appui mais nag am ngeen éducation ak yóbbal ci seeni kër yoo xamante ne nii bu ngeen ci jàppee rek dina baax te du ngeen ko rëccu ndax ñun rëccu wuñ ci dara tey te mën ngeen a bokk itam ci les meilleurs étudiants ba ëllëg ngeen bokk ci les meilleurs professionnels du pays ndax seen éducation préparé na leen ci loolu maanaam alxuraan beeg liñ leen jàngal ci seeni kër ak bawol xel mi ko yàlla may na ngeen ko utiliser te xam ne éducation boobu lu am solo la ëllëg ci seen vie professionnelle en tout cas ñun expérience boobu lañ am ci li ñu nekk bawol di fier d'être bawol. di wax tamit nag satisfaction la ñuy waxee ak xol bu sedd parce que woote ñu wuy si la aussi dafa neex on a fait un appel. te wax dëgg yàlla duñ ci sabablu woon fekk si nañu ci mbooloo mi wuy si nañu macha allah di leen ci rafetal bu baax ci seen taxawaay ak seen teewaay. Baol Consulting comme niñ ko relaté depuis 5 c'est benn organisme boo xamante ni day dox dans le social donc loolu moo ñu tax a jug lu yitteel étudiant ak élève bu bàyyeekoo Touba wala nga dëkk fa moo ñu taxoon a jug donc suñu problème premier yi mooy lu jublu ci wàllu logement ak ticket de restauration yi ak SEMI bi ñu mettre en place tous sànq ba léegi ñi fi teew ñëpp am na ci ñu bëri ñoo xam ni ñi jël nañ ay 50 élèves ñi ay 100 yoo xamante ni dañ leen couvrir pour bu ñu feebaree mën a cee faju avec moins de 80% de dépenses te loolu aussi je peux dire que c'est une très grande réussite di leen ci remercier bu baax. Asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk mbool yi nga xamante ni ñoo fi teew tey ñu doon def benn sargal boo xamante ni ci waa Baol Consulting muy benn cabinet boo xamante ni bu ma juddoo Touba ak léegi yàggul. tey dajale woon jeunesse bi nga xamante ni ñoo gën a ràññee ko ci jeunes yi nga xamante ñoo gën a ràññee ko ci Baol ci ay secteurs yoo xamante ne yu wuute la secteur comme lu demee ne ci lu jëmee ci wàllum politique wala ñi nga xamante ne opérateur économique lañ yoo xamante ni ay modèle lañ mën na leen a jël comme ay exemple ci ndaw yi bu ko defee ñu mën leen a suivre mu doon loo xamante ni ëllëgee ndaw yi dinañ am ay repères yoo xamante ni bu ëllëgee danañ ci mën a toy ba àgg fa nga xamante ni des na ci mën a àgg ci loolu tey bu ñu gisee daje bi nga xamante ni daje nañ ko fi tey dajale nañ fi loo xamante ni mën nañu wax ne réussir nañ pari bi nga xamante ni moom lañ doon li ñu doon seetu réussir nañ ko ndax boo xoolee dajale nañ fi parti politique yoo xamante ni ku ci nekk ñi nga xamante ni parti ñu bokkul bu ñii ñi ngi PDS ñii ñi ngi feneen ñii ñi ngi APR ñii ñi ngi feneen ñooñu ñëpp nag ñu dajaleen ci benn salle am benn communion boo xam ne am na seen biir ñu ànd def bokku ndey bokku baay ba liggéey boobu nga xamante ni àndoon nañ ko def loolu itam ci objectif yi nga xamante ni wax dëgg yàlla bokkoon na ci li nga xamante ni bokkoon na li ci gën a jafe ci dëkk bi Baol Consulting réussir loolu. lancé itam appel ndaw yi ñi nga xamante ni tey sargal nañ leen fi nekkul loo xam ne rek dañ leen a xëy nii ne rek sargal leen mais dañ ci jël comme ay exemple lañ bu ko defee ndaw yi mën cee xool
man cee suivre jox ko jom doon ay exemple yoo xam ne buñ ci xoolee fa nga xamante ni bëgg nañ fee àgg danañ fee àggal di gërëm bu baax a baax itam suñu mbokk journalistes yi nga xamante ni teewoon nañ fi itam ñoom ñëpp mooy Sénégal News ak ñeneen ñi nga xamante ni ñëpp teew nañ leen bu ñu limee dañuy juum di leen sant bu baax di ñaan tam yàlla barkeel liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def kon nag ñu ngi sant bu baax te di leen jaajëfal jërë ngeen jëf.